dañ na song ma dóor ay coup de sommation. ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéeyal nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéeyal nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy defee àllarba bu jotee ci waxtu bi ñu dikk ak yéen di waxtaanee tolluwaayu réew mi loolu nag moom mooy taxawaay bi nga xam ni télévision Futurs Médias dina leen koy indil gannaaw programme yi nga xam ni dina leen koy indil altine talaata ba àllarba alxames ak àjjuma ci guddi gi ak programme yi nga xam ni mooy programme suba si loolu yëpp di taxawaay buy wane ni rek télé bi mooy seetu Sénégal tey nag ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias li ñu bëgg a Faram Facce dañ ciy ànd ak président Babacar Gaye président Babacar Gaye mi ngi bokk ci parti des libéraux ak démocrate muy ànd suqali soppi parti boobu la Omar Sarr nekk ci bopp bi président Babacar Gaye moom la ñu recevoir tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias monsieur Gaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Ngagne di nuyu téléspectateur u TFM di nuyu donc waa Sénégal ak waa bitim réew di am mbégte lool ñëwaat fii jàkkaarloo ak yow ngir ñu faram fàcce li nga xam ne mooy wax ci réew mi ma bëgg rek balaa ñuy xuus ci mbir mi leeral ne sunu parti mu ngi tudd parti des libéraux et démocrates ànd suqali ca njëlbeen bi ñu nekkee biir parti démocratique sénégalais te créé woon. ànd suqali rek ci la yem. fa la yem. ok ndax soppi dañ ko bàyyeek borom. yem ci suqali. ñëpp xam nañ ne buñ ne nañ ànd ngir suqali. réew mi tax ñuy wax. d'accord jërëjëf ci leeral yooyu parce que am na solo loolu mooy wane ni kon bi ngeen koy njëkk bi ngeen ci boolee soppi provocation la woon. dañu bëggoon des suñ biir kër. fexe ba li nekk suñ biir kër te na muy doxee jagut ñu jagal ko lañ yaakaaroon ne mën naa suux ñu suqali ko bi ñu toogee at ci suñ ci yoon amuñ ci pexe ñu ne nag jot na comme réew mi rek moo tax ñu def politique leneen taxul ñu def politique ñu wut suñu yoonu bopp waaye booy wut sa yoonu bopp yëfi jàmbur pour bañ coow da nga koy bañ a laal c'est vrai am nañu ci soppi wàll waaye pour éviter ñu naan ñu dañu def provocation comme ni nga ko waxee lépp lu bokkoon ci parti démocratique Sénégal bi ba mu des suux bi dañ ko fa bàyyi maanaam tur wa dañ ko fa bàyyi du tere ñu nekk ay démocrate slogan bi nga xam ne mooy soppi ñu xàmmee ko ci PDS waaye nag bu kenn fàtte ne ànd soppi jiitu na parti démocratique sénégalais utiliser ko comme slogan depuis PIT PAI PIT mais comme débat yooyu nekkul débat yi nga xam ne moo am solo yéemale suñu parti tuddee ko ànd suqali alliance lañ waxoon suqali soppi bi ñu créé parti bi
mu nekk parti des libéraux et démocrates ndax yemul rek ci libéraux yi nekkoon PDS dafa am ñeneen ñoo xam ne bokkuñu woon parti démocrate sénégalais amoon ay parti politique nangu ànd ak ñun pour ñu sos parti moo tax ñu tuddee ko parti des libéraux et démocrates waaye suqali ànd defaraat ànd jag-jagal loolu mooy mbébétu création parti bi kon provocation mënu ci am ndax xaar nañ 1 an di seet naka la ñuy fexee pour ñu toogaat waxtaan defar kër gi d'accord bi ñu gisee ni mënul am pexe nag ñu wut suñu yoonu bopp d'accord Babacar mu mel ni seen yoonu bopp boobu ak parti bi ngeen créé jox na dëgg Abdoulaye Wade bi waxoon ci front de résistance que ni am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir front bi te seen pexe yépp mooy lëkkaloo ak Macky Sall ndax parti bi ngeen créé ba dem fekki ko joxul dëgg góor gi ci li mu gisoon ba wax ko. xam nga góor gi nag moom. visionnaire la. xam nga góor gi nag moom. wax ci mbiram. mu jóge ci man. waaw day rafet rek. moo tax ma jàpp ne front boobu ngay wax. ay visionnaire la. loolu bu nekkuloon visionnaire du ñu ànd ak moom. ñeent fukki at. te rëccuwuñu lu tax ñu àndoon ak moom ci yaakaar ne am na gis-gis bu war a defar Sénégal am na gis-gis bu mën a suqali Afrique ndax loolu mooy dimension wu Abdoulaye Wade bi nga xam ne c'est un homme multidimensionnel du benn pàcc rek lañ koy seet dañ koy seet ci pàcc yu bari moo tax buy dégg nit ñi dañuy faral di wax nañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér loolu moo xoon ci front de résistance nationale ña ko sosoon parti démocratique sénégalais moo ci jiitu ka ko tabax dëgg-dëgg Oumar Sarr la woon ndax moo daan dem moo daan ñëw moo doon coordonné diggante président Abdoulaye Wade. moo terminé foofu mais loolu moo nekkoon cëram. déedéet mënoon nañ koy dugal ci mu jéem a def liggéey mu def ko mu du baax waaye front bi bañ ko taxawalee ba léegi gis nañ biñ ko dénkee Mamadou Diop Decroix ñu jógee ci dénk ko keneen. gis nañu résultat yi mu am mais loolu du wax ji xam nga luy wax ji mooy ñun bi nga xamee ne nekk nañ ci front bu fekkee ne président Abdoulaye dafa jàpp ne ci biir front bi dafa am ñoo xam ne ñu nga fa waaye dañuy waxtaan ak Macky Sall ñun jiituwuñ ci waxtaan ak Macky Sall suñu waxtaan ak Macky Sall njàkkul fës ci waxtaan ak Macky Sall ñun demuñu Masalikul Jinaan jubóog Macky Sall ñun demuñu Palais waxtaan ak Macky Sall ba trouver ay solution Babacar li ngay wax yaa ngi dugg ci loo xam ni vraiment mën a gum naa ñàkk ba ñu yegg ca li ma la laaj mooy président Abdoulaye Wade ndax seen taxawaay bii tey seen parti bi seen ànd ak Macky Sall est-ce que joxu ko dëgg ci li nga xam ni waxoon na ko que ni front bi dama ciy génn ndax am na ñoo xam ni seen wax yépp daanaka ay topp lañu mooy nañuy wax ak Macky Sall donc wóoruñu ñu nekk ak ñoom ndax li ngeen doxal nii tey joxu ko dëgg mën nga ma wax waaw wala déet après ñu avancer ci li nga bëgg a wax man ma kuy wax waaw wala déet. ah kay. da nga tabax say wax ba mu rafet laaj ma damay tabax samay wax ba mu rafet tontu la dama ne parti démocratique sénégalais xam nga kañ la génn ci front bi. mu ngi génn ci front bi bi ñu waxee dañu dem dialogue mu ne waaw. ñëpp war a dem dialogue ñu tànn ñu war a dem dialogue ñu joxe ñaari nit ca biir front ba laa wax. ñun ñi bokkoon ci front bi nekk alliance suqali soppi am fa ñaari nit ñu war a dem ci délégation dialogue national ci biir membre alliance suqali soppi am ci ñoo xam ne ay avocat lañu dem bokk ci langu avocat yi am ci koo xam ne dafa bokk ci maanaam marchand ambulant yi muy Tambédou ñëpp xam nañ ko mu dem bokk ci langu marchand ambulant yi Bamba Ndiaye parti boppam la yor bu ñu dajaloo ñu gis ne nombre bi nga xam ne moo ànd ak ñun bokk ci dialogue bi juróom la ñu seet ne PDS ñaari délégué la am. loolu moo leen génn ci front bi pour ma terminer kon xoolal bu front bi amee léegi depuis bu ñu nekk ci xeex ñu jël doomu Ablaye dugal ko kaso. d'accord parti yëpp dajaloo y compris nous. Babacar pour xeex loolu kon bu ñu demee ba lu dem ci juróom benni at. wala juróom-ñaari at. ñu door a xam ne front bi am na ay tóob te tóob yi waa PDS la kon dafa mel ni ñun bi ñu nekkee PDS depuis 2012 ci biir front bi ba léegi ay tóob lañu
loolu pour man wax ji yàqu la. loolu sax am na ñu koy ruumandaat loolu sax am na ñu koy ruumandaat. bu yeboo loolu sax am na ñu koy wax. xam nga nag. te ni yàgg ngeen a nekk ak président Abdoulaye Wade mais di jàppale Macky Sall loolu itam am na ñu koy ruumandaat. ñi koy wax. waaw waxuñu dëgg. ok Papa Ngagne. xam nga ma bu baax. Abdoulaye Wade xam na ma bu baax. Macky Sall xam na ma bu baax. xam naa nag ñooñu ñoo ma la gën a xam moom Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoo ma la gën a xam. mais xam nga ne. man du ma waxantu. te am naa fitu lépp lu ma nekk dama ko assumer. masuma toog ak président Abdoulaye Wade bi mu nekkee président de la République ba léegi. masuma wax ak président Macky Sall bi mu nekkee président ak léegi. masuma téléphonéante ak président Macky Sall bi mu nekkee président ak léegi. masuma fekkee jataay bu ñuy waxee ne dañu war a waxtaan ak président Macky Sall. loolu yàlla ak yonentam ak sëñ Mountakha Bassirou mi nekk sama wasila ñoom laa koy seedeel li ci des nag damay bàyyi nit ñi wax. d'accord léegi ci sa waxi bopp parce que dañ la fi déggoon nga ni moralement dellu si pour mu gën a leer parce que say kàddu la woon. ma waxaat ko baamtuwaat ko. waaw jamono ba ma koy wax boobu ak léegi ëpp na juróom-ñaari weer dama ne jamono boobu ñu laaj ma laaju fi réew mi toll. liñ jàpp ne am nga ko ci compétence. ndax président Macky Sall président de la République bu toogoon soxla ne da nga war a liggéeyal Sénégal ci wetam ndax da nga ko nangu ma tontu ko ne ko jamono yi ma toll amatuma contrainte morale. sama diggante ak président Abdoulaye Wade sama diggante ak doomam Karim Wade pour que président de la République su ma soxlaa ma gàntal ko donte président de la République boobu Ousmane Sonko la tudd. président Gaye moralement éthiquement man jàpp naa ni benn la ndax jàpp nga ni li nga xam ni éthique mayu ko avocat bi war na ko may politique bi. par exemple tey nga mën a far ak ma Samba tey nga àtte diw ëllëg nga àtte ki nga xam ni daanaka dañu jàkkaarloo ñoom ñaar est-ce que loolu éthique maye na ko est-ce que loolu moral maye na ko. absolument boo ko mayul avocat parce que avocat nit moo jël léppam addinaam ak ay soxlaam ay jafe-jafeem dénk ko avocat boobu dafa am lu ko tënk. noonu la nit jëlee yaakaaram dénk ko politique. non je parle bien avocat ak client am fii dama jàpp ne yaa ngi wax homme politique bi ak kan. citoyen sénégalais ak militant bi. ak sympathisant bi. merci ma ñëw foofu. waaw. sama diggante ak militant yi nga xam ne ñoo ma yaakaar. yaa leen waxoon ne leen Macky baaxul. dama ne yaa leen waxoon du waaja. dama ne. yaa leen waxoon lu dul jeex. lépp lu ma waxoon samay militant. waaw mën naa cee jaaraat. ñi nga xam ne ñoom ànd ak man waxuma ñi àndul ak man démb waxuñu ma ñi nga xam ne duñ ma mas a woteel. waxuma ñi nga xam ne bi nga xam ne soxla naa ci politique fii laa toog nga xam ne yow sa bopp parti boobu ma bokk booleetuñ ma seen yëf. am nga ko du jarul ma koy répété yaa ma ko fi laaj yëg nga ne Sénégal yi yëg nañ ne ki nga xam ne moo ñu jiite woon suñu parti dem nañ jamono soxlaatuñu suñu parti am na sax ñu naan dañuy rajeunir kon dafa mel ni ñi jàppee ni ñun ay mag lañu te ñu am ñu gën a mag fop nekk ci biir parti bi di wéy di doxal ci biir parti bi kon ñun dañuy jàpp ne dañoo génne ci biir parti boobu pour loolu amee man homme politique la man du ma toog di wàññi ay saxaar yuy jàll. d'accord situation. je termine sur cette question c'est important parce que affaire éthique nga wax. oui. man awma lu may rendre compte ci éthique lu dul sama conscience maanaam sama xel lim ma may sama yar li nga xam ne mën na ma koo permettre. d'accord sama yeddaan ay waajur ay seeni tegtal ba tey ci laa sax mooy lan. du ma wor du ma fen du ma wuruc réew mi tant que ñu ngi may soxla ci anam yi ma yaakaar ne mun naa ko apporter solution dinaa ci dugal sama loxo mais sama différent ak président Macky Sall jamono bi ngay wax baaxul jamono bi ma koy ŋàññi jamono bi ma koy critiquer jamono bi nga xam ne lépp lu mu yëkkati ma xëpp ci suuf. sama adversaire politique la bu franc bu clair bu net bu précis lu ko waraloon. conviction de laa jàpp. yem na ci benn. deuxième non man conviction laa jàpp. dama ne
man ku ma xam-xam ne homme de conviction. mais non man da nga ma laaj. conviction laa jàpp waaw léegi ma wax la nag. li ko waral dëgg. waaw. ànd ak nit. lu ngëm-ngëm laa jàppoon man lool. la ma gëmoon ba ànd ak Abdoulaye Wade moom laa gëm ba bi may contre Macky Sall sama leader muy président Abdoulaye Wade bu nekk ci jafe-jafe politique ma accompagner ko au plan politique mu wóor ma ne mu ngi ci jafe-jafe politique moom waxuma sax moom ci parti ndax moom amul problème ak Macky Sall bi Macky Sall jëlee réew mi daf ñoo dajale nañu Macky Sall sama doom la jël na réew mi. fii ba 25 ans jàpp naa ne lu mu fi def rek fekk naa xalaatoon naa ko dama bëgg ngeen jàppale ko bu leen ko critiquer dama bëgg yéen ak waa APR ngeen def coopération politique seet nu ngeen di yore réew mi fekk 50 ans am na ñu bëri dañ doon ciipatu ñu topp ko ci loolu ba Macky Sall jël li ñu jàpp ne jafe-jafe la teg ko président Abdoulaye Wade mooy doomam mu métti ko lool ñu ànd ak moom man du ma ànd ak sama waajur mu am jafe-jafe. wala gaynde di ko song ma koy seetaan loolu mooy sama combat à côté du président Abdoulaye Wade bi ma demee ba gis ne doomam soxlaatuma ci combat boobu bi ma demee ba jàpp ne doomam wóor na ko ne ñun amatul njëriñ soxlaatuñu li mu soxlawoon mooy ñu jàppale ko mu génn ci kaso bi def nañ ko li mu soxlawoon mooy peut-être ñu construire ko une carrière politique parce que xam nga ne kenn mënuloon teg 1 franc mise ne bu ñu demee élection moom Karim Wade mën naa gagner benn bureau de vote mais pourtant nous ay kilifa la ñu dañ cee yàgg dañ ko ànd ak moom ba mu jeex bu ñu demee ba ñu bedd ñu waaye nu golo xam bote doomam picc moom boppam garab gu ko neex lay tag responsabilité yooyu moom lay assumer fi ñu toll. léegi picc sama avenir mooy. parti des libéraux et des démocrates ci li ngay wax nii. mooy li ma nu golo xam na boote doomam picc moom boppam garab gu ko neex lay tag. politique Pam Ngagne. waaw union la. dañu association. nit mooy adhéré. waaw mais non je termine ma wax la lu tax. picc moom boppam non d'accord non. il faut nga déglu. non il faut que nga déglu. mën nga génn ci parti démocratique sénégalais mais des ci opposition bi. ma ne du kenn mooy choisir. kenn mooy choisir. des ci opposition bi. li nga gëmoon di ko wax président Sall nga di ko wax. dama ne am nañu décidé pourquoi defuloo loolu. am nañu décidé. waaw am nañu décidé nekk ci opposition am nañu décidé exercer le pouvoir. on a créé un parti politique bu tudd parti des libéraux et des démocrates ànd suqali bi ñu nekk ci opposition bi ñëpp a ko gis dañ ko assumer. au sein du front de résistance nationale bi ñu ci paree laa wax nekkuñu opposition. à l'heure actuelle amul dichotomie maanaam amul ñaari xel yaar ànduñu ak waa parti démocratique sénégalais c'est clair ñu ngi ci opposition liggéeyatuñu pour que Karim Wade nekk dara ci Sénégal li ñu bëgg mooy créer nañu parti politique pour exercer le pouvoir maanaam jot nguur pour ñun yii façon la am benn mooy ñu dem élection locale ñu falal ñu suñu maire ñu dem élection législative ñu falal ñu suñu député ñu présenter candidat ñu falal ñu suñu président de la république nañ koy defee tu benn homme politique moo ñu koy joxoñ ñi am yaakaar ne dañu war a bokk opposition boo ko seetee fu ñu nekkoon avant ñu ci bëri ñi nekk opposition tey fu ñu nekkoon du pouvoir wala est-ce que ñun dañ perdre conviction ñun ñu nekkoon opposition ñu génn ñu ci frange bi ñu bokkoon ci opposition ñu war a tracer suñu voie. monsieur Gaye donc attends ma finir c'est important ma wax la loolu man awma complexe su bañ a bokk opposition xam lu tax ña fa nekk ñu ci baree bari gënuñu ma faa yàgg gënuñu ma faa xeex gënuñu maa bëgg réew mi gënuñu maa patriote gënuñu maa compétent man may choisir fi nga xam ne fa lay exercer sama magistère en matière politique fi ma toll dootuma toog di wañ ay train pour quelqu'un boo xam ne. léegi xaw ma fu mu jëm. léegi picc moom boppam ndax am ku mu neex tam wax weñ fu tooy mu dal. oui mais man du kuy tal ci fu weñ di dal xam lu tax bu fekkoon tooy mooy tax tey nga daan demandé ak Macky Sall pour lu ma mën a defal fal ma n'est-ce pas ñaata yoon laa delloo pal président Abdoulaye Wade pal laa wax ministre d'État bokk naa ci Sénégalais yoo xam ne 2 fois jël nañ fonction ministérielle ministre d'État delloo ko keloon ko joxoon tegu dama continuer di ànd ak moom di liggéey ak moom ci biir parti démocratique sénégalais est-ce que loolu fal nekk na samay yitte pal taxuma def politique maa jiitu pal politique sama juddu moo jiitu ñu may fal. mais lu tax defuloo ko ci PDS bi nga gisee nii
am nga fa lu la naqari nga génn jàpp sa njàmbur ba pare des ci parti bi. ban des ci parti bu ñu la génnee nga naan fay des. d'accord ok alors dafa am leneen loo xam ne da nga ko waxoon ma jàpp ko. mooy lanati. mooy dootoo am njiit ci politique gannaaw Abdoulaye Wade. jeex na ba tey du ma am njiit ci politique gannaaw Abdoulaye Wade. Oumar Sarr sa lan la tey Abdoulaye Wade. Oumar Sarr sa lan la tey moom la expliqué da nga laaj ci rek nañu la tontu xam nga lan mooy slogan wu parti des libéraux et démocrates mooy àndu nawle ànd. slogan bi boo ko seetee ànd suqali la tudd. PDS lan la woon. PDS topp la woon. non. ankay yaa ko wax léegi PDS laa la laaj. PDS la parti démocratique Sénégal la. mais xam ñëpp Sénégal yëpp xam nañ. yow yaa ni toppee. waaye déet Sénégal yow répété ko léegi. non yow yaa ni toppee. xam nga dama la waxoon ne dootuma toppee loolu laa waxoon ku dul Ablaye dootuma ko topp ça veut dire dama toppoon Ablaye loolu kay c'est évident tout le monde sait que reste militant au parti démocratique Sénégal Ablaye rek la gëm. ba heure bi ma wax ak yow Abdoulaye Wade sama leader la ci gis-gis ndax bu fekkoon ne wóor na ma ne Abdoulaye dina continuer di yor PDS mu wóor ma ne Abdoulaye continuer de mettre en œuvre vision bi mu am ci Sénégal giñ naa ci yàlla ne man ak moom mën nañu bañ a tàggoo mais Abdoulaye dematul dikkatul defatul ñëpp xam nañ ko. d'accord man nag ci li ma am ci suñu li ma xalaatoon mooy ba mu dematul dikkatul. ma bàyyi. non. ma def na. ca nga ko waroon a gën a jàppale. jàppale naa ko ba mu dematul dikkatul. dama ne jàppale naa ko ba mu ne ma bàyyi ma. dégguma ko. Papa Ngagne fekku la fi. non dégguma ko. Papa Ngagne bañ may dàq porte parole yaa ma ko wax. mais déggu waaw xaaral ma ñëw déglu rek itam 13 ans porte parole décision xëy le matin jógee France ñëw mais Babacar man déggoon naa yow sax demoon nga da nga dem. waaw loolu de moo ko wax ci assemblée. loolu gàcce la ci doomu gor lu dem 500 personnes toog sa nawle. ngay ñëw gis koo xam ne mooy sa numéro 2 laa jàpp sax man. booba yow Omar Sarr nga ko jiñoon ni ma ko. déedéet ok mais pas du tout Pape Ngagne da ngeen di dégg français nu muy làkk. non. billaahi wallahi bul waat. dama koy waat. bu ko fi dama waat koy waat ndax. Omar Sarr mi nga àndal nga ko jiñoon ni ma ko. c'est pas vrai laa wax. dañu ani ñi ma ko wax. moom moo wax. waaw non waxul ana ñi ma ko wax daf ne ana diw ana Omar Sarr rek la mën laaj man maa bind ne ñee daan complot wéy nañ di complot. man ña ñuy complot wéy nañ di complot man xam naa ñen ñuy complot pour wut place xam nga dama ne ñi nga xam dañu am maanaam lu leen téye sama diggante ak président parce que dañu bëgg exister dañu bëgg am place bu ñu exister mais Omar Sarr moo doon coordonnateur Omar Sarr amoon na place ñëpp xamoon nañ loolu ñi doon wut place laa wax di complot di yàq diggante président Abdoulaye ak ay nitam yàq nañ ba tey diggante Bara Gaye ak président ñu ngi koy yàq man xam naa li ma lay wax. donc dama ne ku la wax loolu ngay doomu gor. nga taxaw ñëpp toog mu ne la foogoo naa ni dem nga bu yàgg. dem nga bu yàgg waaye baax na comme yaa ngi fi comme man dama nekk benn statut bu ñuy war a teg rek ak a teggi mooy benn yemu ca ñuy dem di dem nekkatoo porte-parole waxuma dara ñuy dem di dem mu ne dafay modifier secrétariat am bu dan Ablaye Wade Omar Sarr Babacar Gaye mu teggi Omar Sarr génne ko parti bi dàq ko. jël Babacar Gaye relayé ko ci plus de rang 17e di fal ay secrétaires généraux ay xale yoo xam ne amuñ sax carte parti démocratique sénégalais loolu lu mu tekki humiliation. mooy démocratie. waaw d'accord. dindi ci démocratie ci li ñu wax. non Babacar. dindi ci démocratie. Pape Ngagne. waaw débat boobu du ma ko dellu si xam lu tax. non parce que amoo ci argument. tegal say idée parce que amoo ci argument. tegal say vidéo dama la waxoon fii ne la. waaw décision yi jëloon yëpp benn baaxu ci. waaye man du fi nekk di vérante ak président Abdoulaye Wade ndax dafa am cër boo xam ne dama ko jox allah yow mi diine dootul changer. mais bu ma wóoree ne man mënatuma toog foo xam ne ci werante lay mujj ak ki nga xam ne jàpp naa ne njiit la ci man kilifa la ci man ma téye sama bopp. ba mu jotee. dañu taxawal alliance Suqali Soppi yaakaar ne dinañu toog wax parce que dañ foogoon ne loolu mooy démocratie bu nekk ci biir parti politique bu amee ay crise dañ ko war a waxtaanee. boo amee crise dañ koy tudd après ñu waxtaanee ko après ñu def ay compromis après ñu avancer amul pendant 1 an et demi ci la ñu créé le parti des libéraux et démocrates pour jël suñu indépendance ndax fii nag ku fi créé parti politique bu fekkee ne yaa ngi ko wékk ci expérience ëppale woo ñu ko. d'accord ku ko wékk ci yori mbooloo ëppale woo ñu ko. ok loolu dañu jàpp ne lu nu waroon def la sans xuloo sans xeex. d'accord amul benn césure rupture bu am ci diggante PDS
wala le président Abdoulaye ak ay ñoñom boo ko seetee depuis Fara Ndiaye toujours ay crise ngay dégg Serigne Diop ay crise koo fi dégg rek ay crise ak ñun dem nañ ci jàmm tàggoo nañ ci jàmm ak yiw dégg wax ju ñaaw en tout cas du jógee ci ñun jëm ci président Abdoulaye Wade moom it déggoo benn yoon mu yëkkati kàddu jëmale ko ci ñun loolu dafa woon ne ànd boo gis xam nga fu mu mujj tàggoo na tàggoo ba rafet. d'accord ngeen jël seen indépendance seen liberté est-ce que loolu mooy dugg ci gouvernement. liberté mooy. est-ce que loolu mooy dugg ci gouvernement. dama ne liberté mooy am toute sa capacité. de décider pour soi. moom sa bopp dogalal sa bopp. am sa autonomie ñi nga àndal ci parti boobu ñooñu rek la ñuy rendre compte ñun dootuñu rendre compte PDS. ok rendre ñu compte aussi koo xam ne bokkagul suñu camp ñu ngi rendre compte militants yi ak responsables yi ànd ci suñu parti suñu décider ne dañ bëgg a def nangam dañuy consulter ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal. fii tamit consulter nañ tout le directoire du parti tous unanimement déggoo benn rupture déggoo benn coow kenn ne décision bi ngeen jël d'accord ma ci. am na feneen foo ko dégg est-ce que dégg nga ko ci PLD ànd suxali wala dañ ko mateewul nga foog. d'accord alors est-ce que yaakaar nga ni amu leen est-ce que wax nga liberté tout à l'heure est-ce que moo jiitu ci suñu sartu parti. waaw d'accord léegi li ma bëgg a xam mooy ndax liberté bi nga amoon démb ci expression ndax am nga ko tey. bii moo ëpp ndax bee sax dama jàppoon ne ki ma jor kilifa la goo xam ne duma ko sàllañ ñu waaye fii ay nawle la àndal te ñoom nangu nañ ne. d'accord ànd bi ñu ànd nawle la. ay nawle ngeen. mais tey ay militant wu politique gu Macky Sall ngeen. pas du tout. non ànduñu. non bokkuñu parti. non c'est clair il faut que ma préciser loolu. dama ne duñu dafa mel ni déggoo li ma wax de. dama ne duñu ay militant wu politique bi Macky Sall di teg. non ay militant am ngeen yéen. pas du tout on n'est pas militant ay politique gu Macky Sall. Nous sommes des militants du parti des libéraux démocrates ànd suqali. Nous sommes dans un gouvernement où on nous a invités. waaye Pape Ngagne nag dama bëgg nag ñu wax science politique. waaw moo tax li ma la posé ci question tontu naa la. déedéet déglul. duñu militant wu ma waxaat ba mu toot ko xam nga mooy dégg. du ngeen militant wu. dama ne PLD ànd suqali nekkul militant wu APR nekkul militant wu Macky Sall président de la République. d'accord man loolu waxuma ko. néewuma APR non man li may wax dina leer léegi. mooy la. waxuma ngeen nekk militant wu Macky Sall. loolu nga waxoon léegi. xam naa ni sax mën ngeen faa jéem ëllëg. non franchement mais fi ñu yem déglul Babacar s'il vous plaît li ma bëgg a xam mooy. Papa Ngagne non dama lay laaj dama ni ndax émission bu xam ne dina la apporter quelque chose. d'accord auditeurs yi. d'accord li ngay wax nii. ok waxu kasaw la. xam nga ne man Babacar Gueye. waaw du ma militant wu Macky Sall. c'est clair. d'accord xam nga ne Oumar Sarr du militant wu Macky Sall. léegi xam nga ne maître Amadou Sall du militant wu Macky Sall xam nga ne Bamba Ndiaye du militant wu Macky Sall xam nga ne ñi nekk ñun ñëpp kenn du ci militant wu Macky Sall militant wu suñu parti lañu Macky Sall moo soxla coopération ak suñu parti laaj suñu parti son accord est-ce que d'accord na pour mën a participer exercice pouvoir ñu jox ko suñu accord fooleem Babacar ndax bu ëllëgee laa wax bu ñuy laaj nguur gi on ne sait pas ce qui va se passer suñu parti xam nga luy préoccupation massifié wu dem seeti nit ñi expliquer wut ay militants wut ay communes bu ñu demee élection locale wut ay députés bu ñu demee élection législative bu présidentielle ñëwee 2024 ñu apprécier la situation xool comment on va faire. léegi ma laajaat sama question. waxal beneen parce que non beneen kay du ma ko wax bi ma waxoon laay waxaat. waxaatal. ndax seen parti militant wu politique wu président Macky Sall tey duñu militant politique gu Macky Sall. donc li nga bëgg a wax loolu mooy kon àndu leen ci politique gu Macky Sall. ñu bépp acte politique bu président Macky Sall di poser dans le gouvernement notre parti sera solidaire surtout le ministre lui. mais dama bëgg mu leer le ministre du gouvernement le ministre Oumar Sarr ministre des mines et de l'écologie. Babacar de la géologie. Babacar waaw bàyyi ma laaj leen nga tontu ma booy laajtee te doo booy déglu xam nga man mënoo yàq sama émission. solidaire. solidarité gouvernementale assumée. mais loolu laa la laaj. mais la solidarité gouvernementale xam nga nu mu tekki. mooy la ñuy décider ci gouvernement dañ koy waxtaanee ñun loolu la ñu xam ci gouvernement ànd suqali dafay indi moom apportam ci naka la ñuy doxalee gouvernement boobu. ak lu Macky Sall def ngeen ànd ci ak moom. dama ne franchement lépp tant que buñ àndul ak moom xam lu ñuy def ñu def Abdoulaye ni mu defoon bi mu demee gouvernement 91 ak 95 mu jël ay dëbësam génn. d'accord
ok kon tey mën nañu wax ni seen taxawaay mooy taxawaayu militant APR. mooy taxawaayu. militant wu APR non mooy taxawaayu un parti politique bu am ministre dans le gouvernement. mooy taxawaayu militant APR. déedéet mooy taxawaayu parti bi nga xam ne mooy parti des libéraux et démocrates am un ministre dans le gouvernement. lañ fa war a wax. ci lu jëm ci askan wi njëriñam dinañ ko wax. lañ fa war a kaas pour intérêt askan wi dañ ko def bu ñu demee ba xam ne mënatuñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal pour gérer ce pays boobu bu ñu gis suñu responsabilité. d'accord mais loolu nag mooy suñu problème ci liberté d'expression. c'est-à-dire. parce que Babacar Gaye bi ñu xamoon. vraiment mu combatif. muy dem au front. mu nekk mais loolu kon. dem au front contre quoi loolu jeex na léegi actuellement. déedéet léegi jeex na. dama ne ku am préoccupation dem au front. pour s'attaquer aux politiques du gouvernement defal ko sa bopp man dootuma porter maanaam combat wu koo xam ne moom àndul ak man ci li ma ne. parce que dugg nga ci gouvernement bi. mais parce que man maa nangu sunu parti accepter ki nga xam ne mooy Omar Sarr président parti des libéraux démocrates ànd suqali. d'accord nekk ministre des mines et de la géologie gis nga bis bu loolu tant que mu ngi nekk danaa ko apporter le soutien qu'il faut. tant que mu ngi nekk li ma koy suggérer mooy mu respecter la solidarité gouvernementale. tant que mu ngi nekk mooy mu fexe ba ci biir gouvernement bi li nga xam ne moom la ñu bébét suñu programme fondamental mu jëm cee convaincre ñi mu nekkal ci gouvernement bi pour ñu tenir ko compte pour l'intérêt des Sénégalais. Babacar te loolu sa conscience amoo ci benn problème. aucun booy tëdd di nelaw. ba yandoor. amoo ci problème ci ñi nga xam ni wax ba ma la njëkk a wax. amoo ci problème ci ñi nga xam ni par exemple say ami lañ nekkoon ci réseaux sociaux yi ngeen bokkoon benn combat. après nga changé ko complètement. réseaux sociaux taxul may def politique. non waxuma loolu non say ami laa wax je dis que pas réseaux sociaux. mais am nga ay nit yoo xam ni qui sont dans les réseaux sociaux. amoon nga ay nit yoo xam ni au moins mais amoon ngeen lu ngeen bokk. ji nga ñooñu bu ñu bokkee dara ay valeur lay doon déglu rek Pape buñ gëmee ne ki ñu ko seqaloon Babacar Gaye moomu la ba tey damay wax gongo. bu ñu gëmee leneen dama leen bàyyi ak seen liberté de choix parce que nit kenn du ko. conditionné ci lim gëm ak lim gëmul am na ñoo xam ne leen soxla mooy def activisme mooy wax mooy def populisme mooy def propagande man je suis dans l'action man bi may def politique ak léegi dootuma toll ci âge yi ma toll 66 ans di accepter. di des opposition. déedéet ñaata at banque ci opposition man ba tey maa ngi opposition di bu fekkee loolu nga ko bëgg jàppee Papa Ngagne mag yow ñoo yem ci nguur gi di man yorul ma dërëmu nguur gi man nguur gi dundalu ma Papa Ngagne xantewuma ci nguur gi pour dund kontewuma ci ay position de pouvoir pour dund sama engagement c'est un engagement pour mon pays je le répète encore une fois dégg naa nit ñi nag boo ko waxee ñu naan oui loolu la ñuy layee non dafa am moment boo ci tollee ba may xeex man pour que Macky Sall politique yi mu doon teg ma koy diingat fi ma nekk bu tege ay politique yoo xam ne méngoowul ak samay gëm-gëm dootuma jël rajo di attaquer le régime tu sais pourquoi waaye dinaa am fu ma toog man ak ki nga xam ne moom la ñu envoyé ci gouvernement bi pour wax ko lan mooy suñu xalaat par rapport à ce qui se passe loolu mooy respecter le choix que nous avons fait d'aller au gouvernement. Les autres ont décidé de ne pas y aller. C'est leur liberté. Il faut que ñu respecter la liberté des autres. Au moment où on estime qu'on a besoin de nous rassembler pour ce pays ñu jël une décision de nous rassembler le devoir du courage ñun nekkuñ ci ñoo xam ne dañu louvoyer on ne louvoie pas dañu décider dem ci gouvernement bi agir pour les Sénégalais li ñu ci yaakaar mooy mu am ndam su amul ndam on assumera l'échec. D'accord. bu boobaa ñu bàyyi Sénégalais ñoom ñu apprécier ndax suñ décision bi ñu jëloon pour dem ci gouvernement bi baax na ci ñoom wala bon na ci ñoom. D'accord donc solidarité bi est-ce bi nga wax nii ci gouvernement bi mën nga ci egg ba suba ñu ne Babacar Gaye nommé nañ ko porte-parole du gouvernement. lépp loo xam ne président Macky Sall mën na ko décider ne ma par exemple dama la soxla ci lii man maa koy apprécier waaw wala déet man am naa liberté ne ma dama lay fal ma ne ko soxlawuma parce que def naa ko yoon. waaw d'accord mais xam nga li nga ma wax nii. loolu commentaire la li ma la laaj dama bëgg rek nga tontu ma ci. ma ni ndax solidarité bi non président Gaye. Papa Ngagne non dama ni ndax solidarité bi mën na egg ba ci suba ñu dégg ko quoi. non bis bu ma déggoon assumé ko rek ñu avancé ci loolu. dama lay bis boo déggoon ñu ne man maa nekk le porte-parole du gouvernement bis boo ko déggoon ma accepté ko damay défendre tout ce que le gouvernement fera face aux détracteurs du gouvernement est-ce que loolu leer na. waaw loolu leer na. te loolu moralement doo ci am benn problème da ngay tëdd nelaw ba. nee naa la amatuma contrainte morale sama dund
parce que li may def sama conscience rek moo koy juger. man nekkuma ci ñoo xam ne dañu leen di influencer par ay tweet wala ay publication Facebook wala ay article de presse wala ay attaque ad hominem man nekkuma ci loolu. jàpp naa ne je suis un patriote parce que prouvé naa ko quand même. jàpp naa ne réew mi Sénégal kenn gënuma ko bëgg. jàpp naa ne am na lu ma mën pour mon pays. mais kenn du ma indiquer ban yoon lay jaar pour faire pour mon pays personne ne le fera à ma place man maa koy décider. wax naa ne la kenn rek laa doon rusee loolu kenn moom la ci mayoon cër muy président Abdoulaye Wade ba mu jeexee maanaam ci rus googu sama diggante ak moom dama dellu jël sama liberté d'action et de penser d'abord. donc cër ba jeex na rus ba jeex na. ci wàllu politique. d'accord waaw. d'accord alors xam naa ni loolu c'était important ñu aborder ko évacuer ko. xam naa moo taxoon nga invité ma. non. Papa Ngagne réew mi am na ay soxla yoo. waaw ñoo ëpp solo PLD. mais nag ñoo ëpp solo Macky Sall réew mi aussi ñoo ëpp solo Abdoulaye Wade. réew mi aussi ay soxlaam ay vertuam ci la bokk. man je suis un homme vertueux. ay vertuam ci la bokk. dama ne man. non mais il faut ñu d'accord ci loolu man nitu jikko ay la valeuram ci la bokk. dama réew ne mi nitu valeur la. waaw réew mi du ay politique rek du ay problème yooyu ay valeuram ci la bokk. Papa Ngagne sama ndey la ma daan wax. waaw la ma daan wax. jóge na fi denc naa ko il y a 5 ans. dinaa ko fekk barsàq bu ma ko fekkee barsàq bu ma laajee Babacar lii laa la waxoon ci gor lu muy def de Babacar lii laa la waxoon ci doomu gor lu muy def Babacar lii laa la waxoon ci loo xam ne doomu gor waru ko def Babacar lii laa la waxoon ci nangam wala nangam danaa ko répéter début ba fin man du ma suloo sama ndey. waaw loolu mënuma ci même bu ma ci amoon question sax du ma ci def dara dama koy daal di wormaal rek avancer ci Papa Ngagne waaw Papa Ngagne waaw Papa Ngagne waaw boo demee Ndoukoumane waaw war nga laaj waa Ndoukoumane ndax Babacar Gueye war naa mën a war Fatou Touré Diabo d'accord ci lam ko yaree ak moom nu mu meloon. ñu statué wu parce que da nga xaw a douter. waaw ci ndax dama des ak ay valeur ou pas ba may dee ay valeur lañ may suulale bëgg naa suñ ma tegee ci jaag mas naa koo ñaan yàlla nañ wax ne ki ndaw ko gore man lu rek laa bëgg a dégg man soxlu ma ndaw ko am alal. ndaw ko gore rek dina laa am ñu soxla ko wax de waaye dina am ñu wax leneen. am na keneen kuy wax lu ne. dina wax yonent bi dina am ñu wax loolu de mais dina am ñu wax leneen yonent bi sax ñu ngi koy waxal. waaw tey sax maa ngi dégg ñu ngay di nga wax joo xam ne dañu ne dafa jóge ci Sëñ Mountakha Bassirou te kooku ñëpp xam nañu ku baax la nit ku baax du bañ wéy wu ñaaw wax ju ñaaw fa mu jëm dëkku fa mu jógee la dëkk. Ndoukoumane nga ma wax nga ni bu ma fa demee Kaffrine fa la président demoon ci 2015 su ma juumul ni dina tas opposition bi. absolument ñu jàngat ko tey fan la opposition bi toll. gis naa ne bu fekkee ne dañu doon def maanaam bilan combat yi nga xam ne opposition bi yu ci bëri mëne nañ ko bëri nañ ci lu yu bëri ñu perte waaye am na yu bëri gagné nañ ko ci xel. nit ñi bu ñu jàpp ne opposition mooy xeex mooy saaga mooy xuloo mooy marche. opposition dafa war a am capacité de proposition. opposition dafa war a am capacité de dépassement de certaines situations surtout bu ñu demee ba mu ne kàkk. mais Papa Ngagne lan moo gën a grave situation bi xew Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara. Bédié ñoom Babou ak Guillaume Soro. fu ñu jëm ñoom. doy na waar donte am na parti bu ciy waxtaan. non waaye mu ngay compliqué ci waxtaan la ñuy mujjee. toutes les guerres ñu ngi mujjee. ci Soro laa ci déggagul de. dama ne Soro déggaguma ko ci moom. su ko ci déggul it dana isolé wu. guerre yëpp foofu lay mujjee. ñun bi ñu gisee ne situation bi métti na. front bi suñu biir dañu toog wax yëngal nañ façon affaire bi fu ne jaar nañ ko fa. xam nga ban solution lañu yaakaar ne mooy solution bi mooy toog waxtaan. front bi moo nekk à l'initiative du dialogue wax la loolu tey président Abdoulaye Wade bokk na ci ñi initier le dialogue national moo ci yeble dialogue national te li la koy firndeel mooy boo seetloo audience su palais ba conclusion yi ñu fa wax mooy d'accord waxtaan nag président Macky Sall ñaari présidents yi waxtaan nañ def nañ le tour d'horizon de la situation du pays jàpp waxtaan nañ sax ba waxtaan statut opposition ak le code électoral mais toutes ces questions war nañ ko mën a régler dans le cadre du dialogue national loolee moo indi dialogue national ma wax la ko tey moo jur ak yi ñu am audit fichier électoral bi ñu ngi ko war a tàmbali danañ defaraat inscription de liste électorale danañ seetaat code électoral bi li ci baaxul ñu dind ko danañu fexe def élection yi te toute l'opposition était d'accord. opposition bala ñuy dem ci fond bi ñu dem ñu ci non c'est important forme bi ak yi waaw non mais dinaa ci ñëw tas bi waaw li ngay tuddee tas kenn mënul tas opposition xam lu tax
opposition ki ko gëm mooy nekk di xeex ci opposition recomposition politique mun na nekk boo ko seetloo am na ñoo xam ne ils étaient dans le gouvernement avec le pouvoir tey ñu ngi glisser jëm ci opposition bi am na ñoo xam ne ñu ngi nekkoon ci opposition bi ñu ngi glisser vers le pouvoir ce sont les jeux politiques ñooy déterminer la recomposition kenn ku nekk yaa xam lan mooy sa objectif au plan politique. xam nga soo gisee ma wax la ko mooy man pour man défilé woon parce que bu demee ba Kaffrine waxee ko fa tey man non kon daal man ma tax ma ko doon non xam naa ni waxu tax bu fekkee maa ko doon tax ma wax il a mis 5 ans bon il a mis 5 ans à me réduire à rien juróomi at. Babacar xam naa ni taxuloo. Ah bon mais Ndoukoumane la ko waxee. waaw d'accord. foofu la ko waxee. waaw léegi tey est-ce que amu ci succès ci loolu. Babacar Gaye Omar Sarr ñeneen ak ñeneen ñu nekkoon ci opposition bi tey fekk si nañu ko opposition bi tey mais lan moo ci des. ña ca des mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon te jàpp ne ñoom ñii ñàkkul ñu ngi doon xaar ñu boole leen boolewuñu leen. ah bon waaw. ñii bul wax loolu waaye itam. man lu ma la wax rek dafa am fu ma ko teg dama ne. ñi ci des dama non dama ne ñii. nañu taxaw ci dama ne bàyyil ma pare ñii ñu ngi doon xaar ñu woo leen woowuñu leen ñii ci langue pouvoir bi lañ daggee après avoir géré le pays daw jëm ci opposition bi léegi tu me diras que ñi nga xam ne daal ñoo def rétrospection def autocritique jàpp ne seen action politique war na jël beneen tournure bu ñu nekkoon ci opposition bi ñoom ñooy traître yi. ñi nga xam dañ nekkoon ak président Macky Sall di liggéey ak moom mu xëy jël décret ba mu jëloon nommé leen dàq leen ñu retourner dem ci opposition bi ñooñu ñooy vertueux loolu aussi c'est du manichéisme maanaam dañuy xoolee homme politique yi ñii dañuy weex ñii dañuy ñuul c'est pas comme ça. d'accord da nga am loo wax il faut ñu taxaw ci parce que loolu man jàpp naa ne révélation la. mais li nekk ci réew mi Ali Kalaj ci continue di ma wax affaire ay Macky Sall am na ndam ci opposition bi. opposition bi dañuy def ndàngam les sénégalais yi ñuy déglu bu doon seen sago tey. ñu laaj ma ñun ñi nga xam ne ñu suñu parti mooy le parti des libéraux et démocrates lu ñu fas yéene def bu ñu nekkee ci gouvernement bi lan lañ leen di indil qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que les autres n'ont pas encore fait. nga yaakaar ni loolu am nañ ci yaakaar ñoom askan wi. am nañ yaakaar ni seen parti mën na leen apporter dara ci gouvernement bi la preuve. yaakaar nga loolu yow. yaakaar nga loolu yitte yi ñi lay seetaan la. la preuve tous les jours tout bis bu jot c'est des dizaines et des dizaines de cadres et de personnes qui rejoignent notre camp jour bu jot. et ça m'a surpris yàlla rek moo tax may wax billahi wallahi tallahi espoir dafa judduwaat parce qu'il y a un renouveau mais c'est la première fois que nga gis espoir bi lu ko incarné yan bopp ñu war a mën a incarner espoir bi ci seen parti. man matuma espoir yaakaar nga ne man mënuma yor réew mi man rek laa wax man yaakaar nga ne yor réew mi wala ñi koy laaj ñoo ma gën a xam naka la ñu yore réew non Papa Ngagne ñëw nga tontu ma ci loolu rek. waaw man de ku mënta dee ci opposition de jàpp naa ni mënoo man jàpp naa ni pour nga mën a. ku tëddee. non c'est-à-dire l'opposition c'est pas fait pour mourir. non ok l'opposition dañ ci nekk pour construire pendant 24 ans 20 ans man rek. ak Ablaye Wade on a construit. on a été aux affaires pendant fukki at ak ñaar. on retourne dans l'opposition pendant 8 ans nga naa ma ku mënta ne ci opposition Pape Ali opposant moo tax man nekkuma dara administration. man ci lañ ma dàqee ndax opposant nga naan ma ko mun tëddee ci opposition man kenn du ma jàngal nu ñu opposé waaw mais kenn du ma jàngal aussi naka la ñuy defee ay compromis kon leneen loo def da laa neex mais xam nga opposition lépp lu ma def dafa méngoo ak samay bien sûr loo def da laa neex mais xam nga luy opposition déggoo man lu ma def man dafa neex loolu kay c'est évident Ablaye sax xam na loolu ok man ku bëgg ma def li nga bëgg da nga may neexal ba ma neex la d'accord wala nga woon ma lu ko jar d'accord ñu jàngat leneen muy dugg boo xam ni président Idrissa Seck accepté na ko ci jël conseil économique social ak environnemental nan nga gisee décision boobu nga xam ni jël na ko moom. liberté autonomie d'un homme politique décidé engagé wu. ok moom moo mën a tontu li concrètement lu tax mu accepté jël fonction wu président conseil économique social environnemental. loolu tontu na ci nee na réew mi moo ko ñor wax na ko. duma ci commentaire. d'accord donc apprécier nga ko. autonomie ku nekk dama lay respecter sa autonomie nit ñi amee sañ-sañ wax déet noonu luy sañ ñeneen ñi amee sañ-sañ wax déedéet ñi wax am sañ-sañ wax waaw. ku nekk na sàmmal boppam sàmmal moromam li nga xam ne mooy ay devoir am ak ay droit am. bu ko defee jamono ñooy. mais kenn mënul nettali géntu jàmbur mooy benn ñaar
kenn mënul yóbbu nit ci yoon woo xam ne arrangé wu ko am na ñoo xam ne ci politique mënuma ànd ak ñoom pourquoi les gens bëgg par force ñu ne parce que da nga war a tudd opposant que nga war a àndi allié ak ñoo xam ne yaa ak ñoom bokk leen ay valeur bokk leen ay gis-gis pourquoi nit bëggul ki nga xam ne moo nekk ci nguur gi bokkul ak moom ay valeur d'accord bokkul ak moom gis-gis mu ne du ma ànd ak moom nga ne ko mais pourtant mën nga ànd ak moom parce que réew mi moo ko laaj loolu c'est une forme africaine de faire de la politique man nekkuma ci loolu mais je pense que lii di nga ci loolu mën naa la ko nangul grawul mooy la mais li nga xam ni waxoon na ko ci conseil économique social waxuma sax li mu waxoon ci Macky Sall waxuma sax li mu waxoon ci gouvernement bi mais ci conseil bi ñu ko yóbbu rek mu waxoon ca lam ca waxoon yépp que amul njëriñ que amulul njëriñ réew mi que dañ ko fi war a jëlee loolu aussi amoo ci benn problème ci mu accepter ko dem ci jël poste bi. naa la du ma juger nit ñi. ci parce que dafa waxoon lii tey moom moo wax lee ëllëg. ok Marx si ñi nga xam ne ñoom Karl Marx mooy seen yàlla ci politique. dañu naan faral di wax naan il faut une analyse concrète d'une situation concrète Idrissa moo xam ba muy wax ne dañu war a supprimer conseil économique et social environnemental ci campagne électorale. def ko ci programme am d'après les informations yi nga xam ne gis naa ko parce que en réalité man jànguma programme am. mu toog tey situation yegg si mu analyser ko jàpp ne. buñ ko fa nomee war na koo yor parce que foog na ne mën na ko yoree bokkul ak na mu foogoon ni noonu lay doxee. loolu Idrissa Seck rek la engagé. man li ma engagé mooy massifier le parti des libéraux démocrates ànd suqali li ma intéressé fi ñu toll mooy fexe ba am ay représentants dans les communes et des maires li ma soxla mooy fexe ba ñu am ay députés en 2022 et enfin li ma soxla mooy prendre le pouvoir en 2024 loolu mooy suñu objectif. d'accord Idrissa il a fait une option il est possible que moom option bu nekkee conseil économique social environnemental am na objectif bu mu ci fixé. d'accord alors kon Babacar bu ma la déggee da ngeen di am candidat en 2024 PLD dafa jóg pour créer parti politique. dafa créé wu en tant que parti politique pour exercer le pouvoir mënoo ko exercer boo ko jëlul suñu objectif mooy comme tous les partis politiques mooy prendre le pouvoir et le pouvoir suprême. d'accord donc 2024. mënuguma wax 2024 est-ce que ñu dañu am candidat dama wax lan mooy suñu objectif bu jotee analyse concrète d'une situation concrète et ñu décider de manière souveraine. d'accord waaw loolu de moo gën a wóor. man moo gën a wóor wax waxet. wax waxet du man wax waxet. jàppul bu ngeen ko jëlee ne nekkoon na maanaam. non moo gën a wóor nga ni non dañuy am candidat diw lay doon dañuy am candidat suba ñu ne non Macky Sall lay suñu candidat. Pape mos naa la wax fii boo ko fàttee wul ne la man du ma insulter l'histoire l'avenir. man du ma wax loo xam ne pour ëllëgee dañ ma koy indilaat ne ma yaa ko waxoon du loolu. d'accord bi ma la fexee doo ànd ak Macky Sall man du ma transhumé xam loolu laa la waxoon. ma tegal la ci ne xanaa sama parti politique bi ma bokk décider am accord politique. ak le pouvoir la ñu décidé ma soutenir loolu may mën a boole ci ak ànd ak le pouvoir. d'accord ba tey ci loolu la nekk. ok d'accord ñu évacuer benn question rek mu jëm ci cadre boobu après ñu ñëw ci leneen gis nañu itam président conseil économique et social ëllëg dañ ko war a installer mais ñu gis ci ay faits yoo xam ni dafa xaw rare par exemple ci passation bi présent wu fa. Aminata Touré moom moo fa nekkoon ñu jóge ci loolu itam ñu dégg presque ay genre fouille yu fay am ñu waroon liggéey si ñu jëlee leen fa ñu ne président Idrissa Seck loolu nan nga gisee loolu. ci li ma xam tuuti ci fonctionnement état. passation de service maanaam lu war la mais bu ñu wax passation de service li ci ëpp solo mooy document yi nga xam ne mooy acté. gestion wu ki fiy jógee. transmettre ko ki nga xam ne mooy koy remplacer. est-ce que ki nga xam ne mooy rentrant day ñëw ci tradition. muy palais passation de pouvoir. entre deux présidents de la République. muy ci ministère passation de pouvoir entre deux ministres entrant et sortant muy. gouverneur buy dem ak buy ñëw muy directeur buy dem ak buy ñëw président institution buy ñëw ak buy dem leen daal seetlu naa ko assemblée nationale gisuma fa loolu institution la yeneen institution yi muy Sénat am na fi ba jógee fii dañ koy faral di tas donc bu ñu koy reconstituer gisuma fa ay passation de service conseil économique social environnemental ci li ma gis ak li ma dégg kii nga xam ne mooy Idriss Seck mi ñu mujj a nommé
moom ak ki mu remplacé muy madame Aminata Touré defuñu passation de service où dañu toog solennité def ay discours échanger documents jàpp naa ne lu mel noonu tradition bu rafet la nag. dama ne waaw lu rafet la man loolu laa la njëkk wax tradition bu rafet la mais dama ne gis naa aussi ne madame Aminata Tall ak madame Aminata Touré. yaakaar naa lu mel noonu aussi moo amoon. kon dafa mel ni conseil économique social environnemental amagul tradition passation de service. d'accord beneen bi mooy ndax dañu war a jëlee ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon indi ñeneen il faut que Sénégalais yi aussi ñu wax leen dëgg. ñu xam ko parce que am na ñu bëri xamuñu ko. am na fonction yoo xam ne bu ñu la koy nommé c'est des fonctions précaires emploi précaire la maanaam amul ndëgër laay bu fekkee ni dañ ko fal. mais boo installé gul toogaguloo est-ce que élégant na. damay ñëw moo wax la rek. waaw bàyyil ma ñëw rek moo wax la. suba lañ la war a installé balaa veille bi nga jël ay décisions yu mel noonu. ngañ yaa ngi ci ay appréciation maanaam subjective man li ma lay wax je te parle loo xam ne c'est objectif. cabinet wu président conseil économique social environnemental mu ngi mel ni ay upp yuy topp tëgg. cabinet wu bu tëgg demee upp yi dafa duñ fa dara. parce que loolu mooy règle bi dañ lay nommer nga créer sa cabinet. structure organigramme conseil économique social environnemental comme organigramme mu institution yu bari dafa am ñaari structure yoo xam ne ñooy faral di nekk ñaari piliers yi. cabinet secrétariat général. cabinet bi membre cabinet bi ña fa ne waxuma les services qui sont rattachés au cabinet mais les membres du cabinet ñoom ak seen patron ñoo bokk àtte buñ daanale seen patron dañuy dem. parce que confiance moo leen fa indi woon souvent c'est des fonctionnaires duñ fay affecté souvent c'est des gens que ñu recruter dafa leen contrat. d'accord dañu war a dem. d'accord ñi nga xam ne ñoo fa war a des. loolu c'est clair. loolu leer na. bàyyil ma ñëw mais c'est important. ñi nga xam ne xam naa ci sa position leer na Babacar. sama position non attends. attends Pape bu la wax position da nga naan xam naa li yoon wax. comme léegi xamoo ko woon wax naa la li yoon wax. léegi Babacar. mu des beneen bi. waaw secrétariat général en général ña fay liggéey yëpp dañ leen war a recruter dañu war a nekk agent wu conseil économique social environnemental. c'est possible que le président du conseil économique social environnemental suggérer président de la République mu nommer le secrétaire général par décret. kooku nga xam ne président moo ko nommé président bi mënu ko fi teggi moom pour le moment maanaam président Idriss Seck mënu ko def notification ñii kenn jëlewu leen fi dañ leen notifier leen seen mission jeex na parce que en réalité jeex na par contre SG bi bu fekkee ne mu nga fa fekk na Idriss Seck moom buggul SG boobu dafa soxla beneen SG il peut demander à ce qu'on nomme un autre SG. SG boobu bu fekkee dafa nekk fonctionnaire comme Abdoulaye Daouda Diallo ni mu ko nekkee woon dañ koy delloo ministère am mooy comme Abdoulaye Daouda Diallo bi ñu koy delloo ministère des finances. bu fekkee ne nekkul fonctionnaire nekkul un agent de l'État. d'accord dafa nekkoon un recruté par contrat. leer na affaire bi jeex na. d'accord merci beaucoup. voilà leer na léegi ñu dem ci question de société yi wax ci wàllu immigration bi donte dina am benn aspect bu xaw politique parce que président Sall daf ci am comportement bu jaaxal ñu bëri jàppoon nañu ne vraiment bu lu xew mel ni amee autant de doomu Sénégal di dugg ci gaal yi di dee di des ci biir réew mi dina ci am taxawaayam du lu ñu ràññee. tey la ñu gis rek ci communiqué conseil des ministres mu wax ni voilà dina taxawal benn conseil boo xam ni dina dem ci insertion ak emploi rattaché ko ak palais de la république ndax jàppaloo ni lu mel noonu yéex na ak comportement am ci askan bi nga xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi te ñëpp doon ay doomu Sénégal ñu ci bari. drame la maanaam xale yi dee ci géej gi ngir dem Europe. drame national la. bépp doomu sénégalais da koy naqarlu te jàpp naa ne képp ku am tuuti sentiment au-delà de responsabilité war nga xam ne problème la pour le Sénégal. problème mu Sénégal nag kenn moo war a jiitu ci faj ko muy président de la République parce que moom la ñu jox suñu lépp. moom la ñu fal pour mu nekk président. nit ñi ñu ngi tuddee Barça ak Barsaq mel na ni. maanaam bukki bi màttoon président Abdoulaye Wade moom màttu tey président Macky Sall ay xale nekk ci réew mi dem ba jàpp ne seen tekki ci bitim réew rek la mën a nekkee
loolee dafa poser ay problèmes ci suñu société. ndax loolu du échec ci président Macky Sall. xanaa dégg loolu foo laa doon yegg si suñu réew. bu loo xam ne 2006 la xewoon ñu ñëw ba 2020. non du 2006 rek c'est bien avant donc je veux dire xale yi dem di tukki waxuma rek jaar ci géej gi bu kenn jàpp ne ñuy dee ci géej gi ñoom rek la. am na ñoo xam ne depuis ñu ngi koy wax ëpp na ay at ñu ngi dee ci désert bi di jaar fii di dem Libye di dee di jaar fii Mauritanie dem dem Maroc nekk ci conditions yoo xam ne souvent y a des morts loolu c'est un drame laa wax national. échec la pour suñu réew que suñuy doom toog ba seen réew amuñu fi yaakaar ñu perdre espoir ba ne dinañ ko wuti feneen par ak dee moom lañ ko yemaleel loolu dama jàpp ne c'est un problème sérieux boo xam ne responsabilité au état du Sénégal moo ci jiitu. donc échec la ci politique emploi wu président. responsabilité état la moo ci jiitu ak politique emploi ak beneen politique totale globalement l'état du Sénégal est responsable de cette situation l'état du Sénégal président Macky Sall moo nekk ci bopp bi. moom moo am responsabilité lépp lu dal ci doomu Sénégal mu d'abord def bu nekk du ko dal mooy première responsabilité. deuxième responsabilité mooy bu ko dalee mu ci pexe. troisième responsabilité mooy mu fexe ba dootul leen dal. est-ce que loolu leer na. leer na. ñaareel ba ñun suñu parti. ci wàllu woowu. ñun am nañ ci xalaat. avant ñu dugg gouvernement am na suñu programme fondamental te gis nañu ne lu jëm ci émigration clandestine lu jëm ci ñàkk xëyu ndaw yi bombe la boo xam ne bu éclaté mën na lor réew mi moo tax nañu fexe ba ndaw yi. ñu tàggat leen tàggatu tax ñu mën a am xëy waaye loolu it su fekkee ne économie réew mi dañ ko yemale ci ndakaaru mun na indi loraange pour ñi nga xam ne dañ nekk ay ndaw nekk ci kaw gi nekk ci tefes yi nekk ci napp gi nekk ci càmm gi te amuñu koom bu tax ñu mën a suturlu fa ñu dëkk. am nañu fi nangu toog. rawatina ñi nekk ci napp gi. moom rawatina ñi nekk ci napp gi parce que ñi ci ëpp daanaka ñoom la te loolu xam nga li ko waral yenn accord de pêche yoo xam ne ñi ngi koy def te ni ñu koy defee daanaka réew mi du ci gis boppam ndax bu ci doon gis boppam jafe-jafe bii du am tey. foofu itam Pape il faut que ñu wax ak Sénégalais yi. man gëm naa ne ñi nga xam ne ñoo dem ci géej gi te ñi nga xam ne ñoo nekk ci tefes yi maanaam nappkat yi gën cee bari. xam man lu tax ma gëm ne. lu tax ñu gën a bëri ñoom man jàpp ma ne c'est parce que accord de pêche yi moo tax. parce que sans les accords de pêche am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jaar yeneen voie demuñ géej nappuñu ñu ngi jaar yoon yi jël Mauritanie jógee fu nekk dem ba Libye pour dem Italie dama foog ne ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi ak xale yi nga xam ne dañ xam géej pour man seen ñeme géej ak seen xam géej. peut-être moo leen di woon ne mais ñun gaal yi ñuy dugg ñun il nous arrive jógee fii dem ba Angola dañuy toog dugg ci gaal def weer ci géej gi di wut jën. ku mel noonu boo ne ko gaal a ngi nii fii ñu jëm Îles Canaries la wan ko diggante Îles Canaries ak Sénégal nu mu gàttee par rapport ak diggante Sénégal ak Angola fitam day jàpp ne moom li mu daan def rek lay def. loolu laa foog ne moo tax mu gën a bëri ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci tefes yi. waxuma ne. maanaam pêche bi nërmeluwul. mais pêche bi li ko nërmeel plusieurs facteurs la. gis nga accord de pêche yi ñuy wax maa ngi fàttaliku 2006 foofu itam il faut que ñu rendre hommage président Abdoulaye Wade dañu rendre ko njukkal dafa ñëw moom mu bloqué accord de pêche yi remettre ko en cause parce que boobu gisoon na ne arrangé wuloon peut-être Sénégal. ci niñ ko doon doxalee ñu def ci quelques diir mu organiser li ñuy wax. résistance pour ñu bañ a signer les APE maanaam les accords de partenariat économique. ji nga accord de pêche yii nga xam ne mooy coow li dafa bokk ci accord de partenariat économique yi wàllu napp benn pàcc la ci. waaye itam il faut ñu wax Sénégalais yi accord de pêche boobu lan la. parce que dañuy wax nii woy suñ jën yi accord de pêche yi xam nga yéen jën la concerné thon ak merlu noir. bateau yi nga xam ne ñooy napp 45 bateaux d'après accord Union européenne bi yépp sauf 2 pour thon la 2 yi mooy pour merlu noir
te ci accord de pêche bi dañu wax ne ñaari espèces yooyu nga xam ne ñoom la gaa ñu war a napp bato yooyu Sénégal nappuñu leen mais aussi buñ fàtte ne géej gi li ko gën a yàq réew mi dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañuy dem lëkkaloo ak waa bitim réew am benn société ñu ne société elle est sénégalaise fekk boo demee ay prête-noms lañu wala ay partenaires lañu. ñuy ñëw di napp ñu jox leen ay licence ñuy napp li nga xam te ñooñu la ñuy napp bokkul ak ton yee. ñoom ñu ngi napp. d'accord jën yi nga xam ne moom la pêcherie Sénégal yi doon war a napp. ok alors kon responsabilité bi non il faut ñu leeral ko pour ñu xam ne responsabilité bi. état bi am na ci responsabilité. déedéet état rek la. déedéet. état moo war a saytu loolu. mais saytu na xam nga lu tax xam nga tey fii Sénégal boo ko seetee Sénégal xam nga dañu mën juñ jàkk. parce que tey li ma si gën a jaaxal mooy damay déglu ki nga xam ne moom la ñu dénk DER muy Pape Amadou Sarr mu jël responsabilité bi ne parents yi la ak xale yi nga xam ne ñooy dugg ci gaal yi est-ce que jàpp nga ni ay kàddu yu responsable la loolu. man gëw ma ne kàddu yooyu kilifa war na wax loolu. c'est normal parce que moom ñemewul wax ne état bi am na responsabilité moom décret moo ko fal. waaye responsabilité bi ëpp ci état bi la parce que ñun état bi lañ dénk suñu lépp suñu ressources yi. ñaari responsabilité mënul am. ankay nag foofu si kay ma wax lu tax nag man waxuma ne les jeunes pour man sont des victimes xale yi ay victimes lañu mais xale yi duñu responsable ay victimes lañu waaye société sénégalaise am na responsabilité waxuma état moo ci jiitu parce que moom lañ dénk suñu ressources état la ñu dénk suñu politique de jeunesse. état la ñu dénk pour mu def comme bu tax xale yi am xëy ma pare waaye Pape Ngagne xam nga ne sénégalais yi may seetaan xam nañu ko fii ci Sénégal nit ñi dañu bëgg seen doom yi di mel ni yeneen doom yi ñu gis ñu dem bitim réew ñëw ñu naan dañoo tekki souvent maman yi ak famille yi walla soxna yi dañu am pression bu ñu exercer xale yi am na sax pression boo xam ne c'est moral xale mun na yeewu ci kër gi amul xëy muy yeewu gis nekk ponkalum jëmm gis benn moromam bu mu dëkkal ci koñ bi demoon na Europe xamul lu mu nekkee Europe mais gis na ne tabaxal na yaayam am na néeg gis na ne seen kër ñu ngi xëy di lekk gis na ne yaayam des fois moom du ndékki. d'accord loolu pression sociale la. d'accord famille bi boole ci naan la waaye yow fii ngay toog rek yu mel noonu wala sa yaay xëy jël benn takkaayam jaay ko ne la waaw moom Moodu doo jël lii boog nga jéem a seet sax dem seet loo wut def ni sa morom yi yooyu lay wax responsabilité. d'accord mais xam naa ne. léegi lu mel noonu Babacar bu ñu ko boolee ak post Covid bi est-ce que yaakaaruloo dina gën a compliqué li ñuy dund nii. mbëkk mi amoon na fi. mais Covid bi amu fi. mbëkk bi mosu fee jóg. waaw immigration clandestine mosu fee jóg. waaw dafa accentuer. li ko accentuer Covid bi ci la bokk pour man. li tax précarité économique. Pape Ngagne bu nguur gi demee ba naan moom ci boppam xam na ne def 1% de croissance dina ko jafe. loolu lu mu tekki. di wax récession. waaw xam lu mu tekki. waaw mooy liggéey amul. mooy production industrielle amul. mooy mbay mi peut-être du dox. càmm gi wàññeeku na ñiy jaay dem dikk doxatul secteur informel bi presque yàqu na. loolu bu nguur demee moom ba accepté ne loolu mooy nekk ça signifie que impacté na population yi te réew mi crise économique ñi muy gën a impacté ñaar ñii la mooy les jeunes ndaw ñi ak jigéen ñi jigéen ñi amuñu pexe ñu ngi seen sëy ñu ngi ay doom yu ñu war a yar xale yu góor yi ñoom dañ naan du ma fi toog di seetaan sama yaay ci situation yi du ma fi toog di seetaan sama jabar du ma ko mënal dara man damay dem damay wuti loolu Covid bi bu xaw ma nag économistes yi ñi nga xam ne aussi c'est des économistes ndax mun nañ ko natt mais normalement buñ ko nattee war nañ am ratio boo xam ne pandémie bi créé na ko ci situation bi nga xam ne moom mooy marasme économique bi nekk ci réew mi. mënut a ñàkk mais non ñu ngi wax ne dañuy relancer. ñu ngi xaar ñu ngi naan PAP 2 ñu ngi xaar ñu ngi naan dañu bëgg a accélérer processus yi moo tax ñu élargir gouvernement bi foofu nag ñun suñ parti muy parti libre et démocrate ànd suqali am na responsabilité mooy fexe situation bu jafe nga ne man bëgg naa ci def sama loxo parce que yaakaar naa ne mën naa ci dara sas nañ ñu danañu fexe lu ñu mën laa wax pour jéem a wut solution wala proposer solution en tout cas programme bi ñu am na ay solution yoo xam ne ñu ngi ko jagleel naka la ñuy fexe ba xale yi am xëy maanaam surtout ñu ndaw. géologie ak mine lañ leen dénk. mine ak géologie. waaw mine ak géologie
am na fi scandale bu fi amoon ci affaire Kumba Ressources ak affaire Mittal yooyu yaakaar naa ni loolu c'était bi nga xamee ni te mi ngi lu moo delluwaat ci seen loxo daanaka lu ban commentaire nga am ci loolu. non da nga ne dafa amoon scandale ci mine ak géologie. maanaam mine yi. boo gisee suñu programme fondamental. ArcelorMittal laay wax quand même li ci amoon ak Kumba Ressources. waaw mais ArcelorMittal boo xoolee scandale bi li nga xam ne ñun Parti démocratique Sénégal lañ ci waxoon mooy gis nañ ne Arcelor jéem nañu nax dem nañu moom tribunal bu ko condamné ci ay valeurs yu métti gaa ñi état bi négocié na ak ñoom jàpp nañ ne li ñu fay méngoowul ak li intérêt Sénégal j'estime que dina nekk leçon. pour ki nga xam ne mooy ministre des mines la géologie mu xool bu baax fi muy teg tànkam. ñaareel ba suñ programme liñ ci bind ci affaire yu demee noonu mooy que lépp lu bokk ressources naturelles yi muy pétrole di mine di ressources halieutiques muy jën yi ngay tudd ak yooyu muy ressource environnement bi forêt yi muy lépp loo xam ne askanu Sénégal ñoo ko moom nañu fexe ba doomu Sénégal yi mu nekk seen njëriñ. loolu constitution bi moo leen ko njëkk a jox. bu leen ko joxee dañ ko remettre en application. d'accord jërëjëf bu ko doon mettre en application konoon doo ma poser question bi ne mine et géologie lañ leen jox mais comme le docteur Oumar Sarr jàpp naa ne ko xarañ la parce que yàlla may na ko xel. danañ ko jàppale dinañ ko teete dinañ ko gunge dinañ ko suggérer mu wax ak président de la République pour que ñu doxalee nii wala ñu doxalee daal. merci président Babacar Gaye maa ngi lay gërëm bu baax di la bàyyi bu fekkee am nga message booy passé. Pape Ngagne xanaa rek di la sant encore ci émission bi xam naa ne le parti des libéraux et démocrates ànd suqali jur na coow. mais c'est bien xale bu juddoole ay bëñ yaakaar naa ay mbokkam war nañoo am yaakaar ne war naa mën a am kaaw màgg. ci loolu la ñuy yëngatu nag pour may dalal xelu mbokk yi di dalal xelu sénégalais yi di dalal xelu samay xarit yi ki ma nekkoon moom lay dee nekk ba ma fi jógee maanaam. ku am gëm-gëm ne réewu Sénégal mën naa ci apporter dara su ma ko mënuloon wala su ma ko gëmuloon du ma def politique waaye defuma politique aussi pour loo xam ne sama poste la wala loo xam ne dama koy jëriñoo joxe na ay seede joxe na ay firnde yu wane ne bu ma nekkoon comme homme politique yi ngeen yaakaar ne ñoom ñoo tax ñooñu bu ñu toogee ba nekk en dissension maanaam bu ñu demee ba réeroo ak parti bi ñu bokkoon génn bar seen waar créer seen parti politique suñ leen wooyee ci liggéeyu nguur gi ñu bokk ca dañ caa dem parce que seen poste moo tax ànd suqali mënul bokk ci loolu parce que man duma bokk ci loolu. jërëjëf président Babacar Gaye ñu gërëm la bu baax di la wax fierté bu ñu am saa su ne di la recevoir yow yaakaar naa loolu xam nga ko. sonal nga ma maa ngi nii tawat mais obligé nga ma ñëw. maa ngi jégalu mi ngi noonu maa ngi jégalu téléspectateur ci baat bi. voilà ñëpp xam nañ ne jamono yi toll dafa mbóoya donc grippe bëri na fi xurfaan bëri na fi mais daal ngeen xam ne su ma ñëw télévision di wax sama dënn lay waxee sama xol lay waxee sama gëm-gëm lay waxee waxuma pour nax kenn ndax politique pour man du naxaate. politique pour defar la. jërëjëf Babacar Gaye ñu gërëm la bu baax kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média tey nag ñu doon dalal vice-président bu parti des libéraux ak démocrates. foofu itam nga may ma leeral. soo ne vice-président bu suñ présidium la ñu am Oumar Sarr mooy président bi. mu am 5 vice-présidents. amul bokk ci vice-président yi donc. voilà amul hiérarchie. d'accord dañ ko def rek par ordre alphabétique yàlla di fexe ba sama tur Gaye bi moo jiitu. kon sa ñeneen vice-présidents yi man ak ñoom nawle lañu. d'accord jërëjëf kon mbokk yi ñu jox leen rendez-vous.